nuyu naa leen ci seen plateau spécial Covid 19 fii ci Sunugal 24 ñoom ni ñu ko daan defee saa su nekk bi mbas mi duggee fii ci Sénégal ba léegi Moustapha Mbaye laa ci àndal sama naataango bi Moustapha nuyu naa la. Mahfous maa ngi lay fay di nuyu internautes yëpp yi nga xam ne ñi ngi ñuy suivre ci sunu chaîne bi Sunugal 24 ngir suivre actualité ñeel coronavirus bi. ok ñu ñëw ci résultats yi ñu am tey tukkee foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale nii la demee sur 1099 tests yu ñu réalisé foofu ca institut Pasteur 109 fii ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positif mu nekk un taux de positivité bu toll ci 9,91% mu nekk nag ñu séddale ko nii nag 107 cas la ñu am yoo xam ne si nii ay cas contact suivi la ak ñaar yoo xam ne si nii li ñuy tuddee ay cas communautaire la ñu am foofu nag ñoom cas communautaire yi nag ñu ngi ko amee benn ca Patte d'Oie ak beneen bi nga xamante ni ñu ngi ko amee foofu ca Touba Mbacké 27 patients tey wér nañ ñu déclaré leen ñu testé leen ñu négatif donc wér nañ ba mën nañu ñibbi ci seen njaboot donc am nañu 9 cas grave la ñu am ñu nekk suñu hôpitaux yi ñeen di amal li nga xamante ni moom mooy ay ñi ñongal seen wér-gu-yaram ñooñu nag ñu ngi leen séddale nii hôpital Fann am nañ fa ñett hôpital Ziguinchor am nañ fa benn fi nga xamante ni moom mooy hôpital principal am nañ fa juróom donc ñi ci des seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bu baax bu ñu sukkandikoo ci ministre de la santé Diouf Sarr donc jamono ji may wax ak yéen 1995 ñoom ñoo la ñu déclaré yu positif depuis mbas mi dugg fii ci Sénégal 742 ñoom ñoo wér muy 19 yoo xam ne si ni daal dinañu ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla mu yemale ko foofu donc 1233 ñoom ñoo nekk jamono bi suñu ay hôpitaux ñu leen di amal ay traitement Moustapha ginnaaw bi ma la nuyoo ba pare donc ñu daal di dugg ci li nga xamante moom mooy commentaire yi résultats yi ñu am tey noo ko gisee ginnaaw bala ñuy dugg ci li fi am démb. maanaam déclaration bi Macky Sall def jëbale ko ci wàllu décision yi nga xamante ni jël nañ ko muy indi ay changement ci état d'urgence bi ak couvre-feu bi. résultat wu tey bi liñ ciy gis mooy am na différence par rapport ak démb. bu ñu defee benn jàngat bu gàtt. parce que démb ñi ngi amoon benn taux de positivité bu tolloon ci 19%. tey ñu ngi ci am 9% donc ce qui veut dire que tey am na benn wàcc bu ci am boo xamante ne record bi ñu amoon de moom dañuy ñaan yàlla bañ koo amati. cas communautaire yi aussi tamit boo ko xoolee am na ñaar lañ ci am. mi mbir moo xam ne aussi tamit je pense que du jar a bàyyi xel la. parce que jamono yee passé doon nañ fi bëri waaye boo xamante ne moo jur tey ji cas contact yu bëri yi nga xam ne. chaque jour rek ñi ngi gën di fës. loolu buñ ko jàngatee ba noppi dañuy gis ne te bi ñu ne nga xam ne ay cas grave lañ ñi ngi yokk am nañ ci 9 jamono ji te ñu ngi woon ci 8 donc dafay mbir moo xam ne rek dafay te cas grave ñëpp xam nañ ne charge yi muy jël ak li muy laaj ak ni muy compliqué lépp ba tax na rek daal dañuy wéy rek di ñaax askan wi di leen xamal ne daal. doole góorgóorlu voilà mi ngi noonu ñu gën a góorgóorlu. ak ñu ñëw ci ñi nga xam ne si ni cas guéri yi la aussi ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax parce que nombre bi mi ngi yokk. waaw cas guéri moom fi ñu toll nii bu ñu amee 27 sax ñuy dem parce que ku dem ba am 65 cas guéri. xam nga boo amee 27 da nga naan mënoon nañ am lu ko ëpp. donc côté boobu moom dañuy tirer suñu chapeau rek képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ci corps médical bi. effort yi ñuy def ak coono gi ñuy daj yëpp ak traitement bi nga xam ne ñoo ngi koy teg sur place. ba yàlla di leen wërsëgale à chaque fois ñuy wéral ay malade. donc loolu dañ koy daal di rafetlu te xam ne rek comme ni ko professeur Seydi waxee woon combat bi du combat wu wéral mais combat prévention la. donc comme combat prévention la cela implique tous les citoyens sénégalais ñu ñëpp ñoo impliqué ñu ñëpp ñoo war a xam ne combat bi suñu combat la mais bu ñuy teg accent ci guéri bi rek man gis naa ko xam ne chaque jour dafay def statut def nombre de guéri bi. mën na ko non combat bi du foofu combat bi dañoo war a def tout ba nombre bi nga xamante ne ñooy dugg di wàññeeku. waaw parce que dugg di wér naam am na solo waaye ñu bañ a dugg moo gën. comme ça ñu gën a libéré ñu gën a am ay place yu libre donc ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom moo fi xew démb di déclaration bi nga xamante ni président de la république amal na ko démb jëmale ko ci wàllu Covid 19 mu jël nag ay décisions yoo xam ne si ni ay décisions yu am solo la bokk na ci li nga xamante mooy réouverture des lieux de culte bokk na ci aussi ouverture écoles yi ak li nga xamante si moom mooy moom moo nekk marché yi aussi. rapatriement des corps tamit wax na ci ak yeneen yoo xam ne si nii yu bëree bëri wax na ci jëm ci wàllu Covid 19 Moustapha mais déclaration ginnaaw déclaration de manière globale est-ce que jàpp nga ni Macky Sall fi ñu ko doon xaar foofu la daanu na foofu. waaw waxoon naa ko fii démb ma ne ñi ngi xaar mu jël ay mesures yoo xamante ne du ko teg ci pression parce que nit moom kenn mënu koo tere commentaire. parce que am na ñoo xam ne ba léegi dañoo jàpp ne dafa wékku ci benn pression sociale bi. moo diisoon ci kawam ba finalement mu séddee. am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne xeex bi moo tollu foofu ba il faut que ñu dund ak virus bi. man loolu laa mës di théoriser da mës jàpp ne il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. parce que gan goo xam ne daf la gane si xamoo kañ lay dem
nga xam nooy jëflante ak moom moo gën mais bis boo bëggee tëju sa biir nekk ne du ma génn kër gi yàlla dina def di nga dem ba doo mën a ndekkeeti doo mën a féexlu sa véranda doo mën a dem taxaw feneen parce que gan googee dafa sanc këram fa séenewul dem donc loolu nag moo tax bi mu jëlee mesure bi nii damay jàpp ne mesure yu am solo la maintenant problème bi nag mooy fan la nekk mooy naka la ñuy def ba encadrer yooyu les mesures naam war nañ mën a bàyyi yu bëri ñi ñuy ubbi tuuti waaye tamit war nañ ko encadrer et ñu ñëw ci li nga xamante moom mooy réouverture des lieux de culte mu mel ne que jàkka yi jumaa yi ak église yi daanaka ubbi nañ leen jàppale ne Macky Sall dafa cédé à la pression religieuse. non foofu moom damay jàpp ne cédé na fa à la pression religieuse man gëm naa loolu parce que dafa commencé woon di am doole ba ñenn ñi sax saam wax ko commencé woon nañ di dem di julli ji bañ gis fi ñu jiite àjjuma te daawloon am parce que bi mu ko waxee ñëpp dañoo d'accordoon mais mu demee benn moment nag ñu commencé di ko xëtt ba bu anticiper wul woon ëllëg amaana mën na yegg foo xamante ne dina dem ba day doon problème parce que affaire kilifa diine ñu dem ba gis xalif boo xam ne dem na wuyu ji commissariat donc nga gis affaire bi dafay commencé di jël benn ampleur boo xamante ne mieux vaut nga bàyyi leen ñu dem julli ji nga encadré ko que nga continuer def restriction yi parce que boo continuer def restriction yooyu mën na dem ba jur loo xamante ne ëllëg doo xam foo koy lijjanti jee te amaana boo leen encadré woon mën nga ci mucc donc côté boobu mën nañoo jàpp ne pression sociale bi am na fa solo bu baax a baax moo tax mu bàyyi mais li ñuy wax tamit mooy bàyyi nañ ne ubbi na jumaa yi ñii nañ dem julli ji ñi ngi wax bon ministre de l'intérieur xam naa démb dégg nañ ko mu ne jumaa yi du il est hors de question ñu bàyyi jumaa yi di fees dell ak nit parce que 12 personnes ak imam bu ñu fa nekk rek am nañ ak juma mais xam nga tey ji jumaa yi nekk Sénégal kenn mënu leen compter kenn mënu leen compter am na ñoo xam ne bu ñu jógee di julli si kenn mënu leen téye foofu mënuñu ay dispositions yoo xamante ne mënu leen dimbali comme par exemple bu ñu déployer ASP yi peut-être même bu ñu mënul teg buntu jumaa bu nekk ASP mais amal ay contrôle non voilà wala ñu teg benn comité de suivi wala jumaa ju nekk am benn représentant voilà nga am benn comité boo xam ne waa dañ koy jouer ak municipalité bi maire bi teg comité bi bu tegee comité bi woo jumaa ju nekk nga am fa représentant ku nekk ñu am lu ñu la délégué léegi ngeen di rendre compte mën na nekk sax ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo jumaa ñoom ngay jël effectivement ñoom ngay jël am na ñu koy toppatoo waaw ñoom ngay jël kenn koo xam ne léegi ñoom ñooy veillé ci loolu bu jumaa ji feesee bu ñu amee nombre bu ñu def respecté distanciation bi nit ñi sol seen masque ku ñëw kat mën sëñ bi baax na boo amee sijaada nga lal ko ci pegg jumaa ji nga julli foofu boo ko amul nga dem ñibbi je pense que mesure yooyu yëpp buñ ci veillé bu baax a baax mën nañ julli yàlla defal ñu jàmm te problème du am. c'est de pression bi mais est-ce que amul ay conséquences après est-ce que mi ngi mesurer conséquences yi mën a àndal. yi mën a indi ëllëg bu amee suivi bi du baax ñu encadré ko normalement yaakaaruma conséquence am ci parce que jumaa tamit ay mag ñoo fay dem. bu amee suivi bu baax ñu teg ko comme ni ma ko waxee léegi avec un plan bien ficelé. ñu jaarale ko ci yoon. lépp ñu teg ko ci yoon respecter mesures barrières yi. lépp ñu respecté ko. yaakaar na te it mag ñi tamit bon kenn du wax mag bul dem jumaa waaye tamit jamono ji comme ñoom ñoo gën a affecté wu buñ mënee gàttal seen i tànk wala ñu xoolaat bu baax a baax seen diggante ak dajaloo yooyu noonu je pense que war na leen mën a suturaal parce que ñoom daal jàngoro ju leen lebal leneen loo xam ne si nii ubbi nañ ko muy école yi le 2 juin lañ ko war a tijji Macky Sall dëggalaat na ko démb nee na dañuy ubbi école yi waaye tamit dina am ay mesures d'accompagnement jumaa yi ay mag a fay dem waaye école yi ay xale ñoo fay dem est-ce que tamit du nekk tamit problème foofu la mbir mi nekk ci école yi parce que école yi ay xale lañ xamuñu dara xamuñu bu leen di pour ñu sensibiliser leen day xaw a nekk lu day wax risque la foofu la mbir mi nekk parce que pour man loolu la xam nga école dañoo bëgg coûte que coûte sauver année bi loolu lañ bëgg coûte que coûte sauver année bi mais à l'impossible nul n'est tenu dëgg la kenn ñaanul yàlla année blanche ñëpp xam nañ conséquences yi mi am affaire yooyu bien vrai que ñun dunduñu ko mais année blanche kenn ñaanu ko yàlla mais dafa am foo xam ne tamit boo fa tolloo rawale sa bakken la te comme dañoo dool ci phase boo xam ne dañuy rawale bakken dañuy fexe ba ñëpp mucc boo yóbboo xale yi xam nga xale tey ji xale yi nekk CM2 duñu xale yoo xam ne mesure barrière kenn du ko wax xale imagine toi ñoo xam ne toog nañ presque 2 mois gisantewuñu ak bërëb bi pàddante gi jàppante bi saafoo bi ci kuréel bi yooyu ni ñu révisé booy expliqué mi li ma ñëw sëgg say nopp nga expliqué ma dem donc bëri na yoo xam ne xale yi kenn mu leen encadré te xale ñëpp xam nañ xale diggante ak maamam xale mën na ko jëlee ci école ba ñëw lor ci maamam naam moom xale mën na ko bañ a lor mais mën na indi ko ci kër mu lor ci maam wala mu lor ci waajuram bu góor wala bu jigéen donc loolu moo tax pour man mesure yóbbu xale ñu jàngi ji pour man daal teel na ba tey parce que ba la ñuy compter des centaines de cas mi ngi wéy cas communautaire daa ngi nekk fu nekk nit mën na ko jëlee fële xale mën na nekk benn cas contact wala cas communautaire ñëw foofu sànq école bépp je pense que daal mesure war nañ ko mën a xoolaat. su ma la déggee da nga ànduloo ci da nga bëgg ñu bàyyi ba ci kanam wala. non lan ngay proposer. war nañ mën a bàyyi ba ci kanam. pour bàyyi ba ci kanam ba gën a am lu leer. ba gën a am lu leer ba situation bi gën a daal ñu doog a yóbbu xale yi. parce que bon
doo jël xale rek yóbbu leen noonu ñu dem ci école yi ñeneen ba léegi entreprise ñeneen ñi ngi toog université ñi ngi toog te gën xel doon na gën a nangu nga bàyyi université ñu am jàng nga bàyyi xale yi toog xel loolu la gënoon nangu waaw wala nga bàyyi waa bac dem ak BFM waa CM2 nga ñu toog xel loolu doon gën a nangu mais xale CM2 yi nga xamante ne mesure barrière moom mënoo ko wax ak ñoom léegi CM2 day gos rien du tout nga fay fekk acca ñu daal di ñëw ci marché yi nga xam ne si tamit président Macky Sall yooyu na àddu ci muy ubbi na ko 6 jours sur 7 le marché yi di tijji beneen jour bi ci des dañ koy bàyyee ak ñi nga xam ne si ñoom ñooy désinfecté marché yi ñu daal ci amal ay liggéey marché yi moom mooy problème bi. marché problème la xam nga marché moom. il faut ñu jël ci néewuñu nañ ko tëj. mais nañ ko tëj mais il faut mu am ay mesures d'accompagnement yu wóor. il faut ñu am loo xam ne si nii. lu taxaw lay nekk loo xam ne si nit ñi dinañ ci teg seen bët. ba nga xam ne dinañ ci mën a bàyyi xel. parce que marché dafa nekk loo xam ne si nii bu ñëpp xëyee fa la ñuy daje ñëpp fa la ñuy tase. c'est vrai suñ fa jógee ku nekk lay demaat sa kër. donc la fay mën a am day dafay bëri. donc il faut autorités yi aussi bàyyi ci xel bu baax a baax Moussa. xam nga mesure yu mu jël man je me dis que boo ci génnee école bi nga xamante ne xale yi la ñu bëgg a yóbbu. benn bonu ci mais yëpp a laajte encadrement. bu rigoureux yëpp a laaj encadrement bu rigoureux rawatina marché yi rawatina parce que man bi préfet bu Ndakaaru ne léegi jaaykat yi ñi nga xam ne dañuy jaay ay produits alimentaires ñoom ñoo tijji lundi mercredi ak vendredi. ñeneen ñi nga xam ne jaay ñu lépp jëm ci wàllu alimentaire mu jox leen mardi ak jeudi. dama ne lii mu def ëpp na. parce que bëri na ñoo xamante ne employé lañ am ci dund bi lañ yaakaar nga tëj leen ñaari fan yi nga tijji riche am fa. ñëpp dem dajaloo ci bunte cantine ba bëgg jënd ndugg. parce que da nga naan suba du tijjiwaat wala suba sama client tijji. ma ne lii erreur monumentale la heureusement ba quelques jours lañ ci def président Macky Sall rectifié na ko démb. mais enfin léegi bu mu ko rectifié nag mais dafa laaj ay encadrement bu ca war. ni ñu ko waxee léegi ci jàkka yi marché noonu la war a demee tamit xam nga lépp dafay laaj nga teg benn comité de suivi. liggéey ci ak délégué de marché bi. ak ñi nga xamante ni ñooy jaaykat yi ak représentant def réunion bu mag ak ñoom. nga wax leen ñi sol seeni masque fu ñu toll. nga wax leen ku ci amul gel hydroalcoolique nga wut raxasukaay boo teg foofu. nga wax kiy dugg ci marché bi nan nga war def wut ay jeunes sensibiliser leen ñu nekk ci wetu marché bi. teg ay genre session de formation yoo xam ne di nga encadrer marché bi ba ñëpp ñii nañ ñëw jënd si nit ñi dem respecter distanciation sociale bi. quitte à ce que nga am ay superviseurs yoo xam ne dañuy nekk ci marché bi ku ko respecté ñu sëñ bi puusal tuuti defal ni takkal sa masque fi nga ko rek du foofu kat yéegal ko wala xam nga yooyu yëpp. bu ñu ko defee peut-être dina laaj ay moyens dina laaj ay mbirum la mais ça vaut le coup. je pense que loolu bu ñu ko defee mbirum ubbi marché bi mën nañ ko ubbi même bu am ay cas de contamination tamit du bëri parce que bu ñu fàttalikoo ni tamit enseignants yi commerçants yi. lu jëm ci wàllu cas communautaire yi laal nañ leen ci bu baax a baax. buñ ci laalee rek ñu bëri gis nañ am fële jandeer ak bi ñu fi gisoon géej waaye jéey yi mu defoon foofu yëpp donc ce qui veut dire que rek lu war a mën a nekk la. lu war a mën a am la te contamination yi du bëri mais à condition que aussi tamit ñu encadré ko bu baax a baax ay ca kon ñu daal di jàll ci leneen bala ñuy tëj muy rapatriement des corps yi nga xam ne si ñoom ñooy jógee à l'extérieur mu nekk décision boo xam ne si nii bu ñu doon xaar la parce que ñoom yàgg nañu di xeex loolu sama réew association boobu daanaka ñoom chaque jour ñu ngi leen doon gis ci plateau yi ñu ngi leen doon dégg ci rajo yi tamit ñuy wax ba Macky Sall daal dinay nangu léegi que ni ku génn àdduna fële ci bitim réew mën nañ la indi ci jamono bii mu nekk décision boo xam ne si ni bu ñu salué la. waaye tamit bu mat a jël ay matukaay la. ndax jëlee néew boo xam ne si ni ci jamono bii nga xam ne jamono Covid 19 laaj na ay dispositifs yu baax a baax bala ñu ko indi fii Sénégal. waaye je pense que bu ci dellu si waatee. parce que li ñuy wax ay cas nu mu tuddati importé. waaw dañuy xalaataat cas importé dañuy c'est vrai loolu moo taxoon sax parce que bi ministre bi Amadou Ba. defee woon sorte bi foofu ba mu ne léegi daal président ba tax na sax képp koo xam ne gaañu na fa. nañ la jëndal sépulture foofu nga nekk ca Europe. après ñu bëri dañoo de facto dañu ne woon lii kat lu baax la parce que di jëlee ay corps fële di indi kat. risque la. mais après bi ñu jàngatee mbir mi avec beaucoup de recul waxtaan si ak spécialiste xam nañ ne lu war a mën a nekk la. parce que mbir mi ni ñuy defee déplacement bi ak ni ñu koy sécuriser ba mu ñëw war na mën a ñëw te du contaminer kenn. parce que ñëpp xam nañ ne tubaab côté sécurité moom ñoom duñ ci badine lu bëri te si seen dëkk lay ñëw di ñëw suñu dëkk. fii tamit côté sécurité ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo. te du doon loo xamante ne déplacement bi lay doon comme nit ñi muy déplacé woo. ci kees lañ koy dugal indi ko bu ko président waxee cela veut dire que donc jël nañ précaution yi jàngat nañ ko xam ne lu war a mën a nekk la. dañuy rafetlu décision boobu parce que xam nga nit dafa am benn rapport de proximité bu graaw ak nga xamante ne way daawnu la ba tax na chaque fois ku sañoon boo amee ku wàññeeku si yow.
ajjuma nga dem ziyaare ji fa mu nekk boo mënul ziyaare fu mu nekk sax ngay xalaat boo rombee foofu sax nga ne sama niw nit sàngam kan mi ngi noppalu ko fële mais koo xamante ne dafa demoon yàlla def mu leen di xéewale di leen jox ay wërsëg ngeen di dund wala mu leen di jàppale bis yàlla def mu wàññeeku xamoo fu mu nekk ci àddina bi xamoo fu mu nekk donc loolu rek dafay traumatiser famille yi nga xamante ne fii dañoo am ñu wàññeeku foofu et heureusement bi ñu rectifier tir bi ñi ñaan yàlla rek ñu jël mesure yëpp ba ñu def ko bu baax a baax. ayca kon mi ngi noonu ñu daal di nuyu ci passage ñu nuyuwaale ki nga xamante moom mooy Seydina moom mooy président association des Sénégalais yi nga xam ne si ñoom ñoo nekk foofu ci Brescia invité woon nañu ko fii mu waxoon ci wax ju am solo teg fii loo xam ne si ni ay thèses yoo xam ne si ni lu xel mën a nangu la ba tey Macky Sall jël ci dogal daal di nangu seen loolu nga xamante ni ñu ngi ko doon ñaan. donc kon foofu lañ leen di tàggoo rek Moustapha ma daal di lay bàyyi nga daal di tàggatoo. waaw li may tàggatoo si lu gàtt lay doon mbas mi bi mu duggee ci dëkk bi président de la République dafa téye bal bi di ko dribbler di ko passante ba ministère de la santé. ñu dem ba benn moment xam ne communauté bi am na ci solo bi cas communautaire solo ñu jël bal bi passe ko communauté bi foofu lañ toll fi ñu toll nii. bal bi passe nañ ko communauté bi. communauté bi moo ko war a gérer après ñu xool nag lu ñuy def ak bal bi mais fi ñu toll nii passe nañ bal bi communauté bi ñun ñoo war a nag wane responsabilité. daal di jéem a dugal bal bi pour mu génn match bi tas coronavirus. coronavirus jox Sénégal kese. ay ci kon mi ngi noonu seen plateau spécial Covid 19 la woon comme ni ñu ko defee saa su nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen résultat